ñu jëfandikoo ECO démb gouvernement bu France jël na ab dogal projet de loi bu ñu adopté ci conseil des ministres ngir ne jëlee jóge ci CFA dem ci euro waaye nag borom xam-xam bi jëm ci wàllu koom di Cheikh Ahmadou Bamba Diagne moom nag nee na fii moom dara beesu fi ca Ndar amatuñu cas positif bu Covid-19 ca mujjee woon moom génn na hôpital bu yàgg dinañ ca may leer ak suy naatangoo Babacar Niang ca Linguère moom kilifa yi waa Kër Docteur rawatina di wër cas zéro bi nga xam ne moo wàll juróom-benn nit muy ñetti góor ak ñetti jigéen ñoom ñëpp di liggéey ci hôpital Magatte Lô bu Linguère ci kanam tuuti ci wàllu tàggat yaram ak Pape Manta Mboup daaw da jibaat ci xarala bi Simon Faye ci micro bi bisimilah dalee nag jàmm. ñu njëkkee ci alxames bi nga xam ne ci wàllu chrétien moom mooy feetu Ascension bi nga xam ne moom ci la Jésus yéegee asamaan ginnaaw bi mu dëkkalikoo ba noppi muy feet boo xam ne nag dafay am ñeenti fukki fan ginnaaw feetu Pâques waaye ren ji xam ngeen ni yëf yi demee tax na feebaru mbas mi nag tax na ba lépp loo xam ne ay mees la sax ñu waroon ko def ci teewaayu mbooloo daanaka dañ ko ajandi dara warlu ko nag lu muy feebaru Covid-19 bi nga xam ne wàllante gi lañ ci bañ kon yëf yi noonu la fa demee naka ren ji 8h jot ba tegal ñaari simili. Zik FM. ñu ngi leen ko doon wax sànq ci bopp xibaar yi Omar Ñing di xale bi nga xam ne mi ngi bokk ci njabooti Ñing ba nekk ca quartier ñetti mbaar bu Caaroy ci diwaanu banlieue bu Ndakaaru démb la doon taxaw ci kanamu àttekat yi ginnaaw bi njabootam doon amlanteeg police magam nag ajuma jële passé moom la ñu àtte daanoon ko ñetti weeru kaso yu mudul tëdd maanaam sursis Omar Ñing démb nag tribunal bi nga xam ne mooy àtte gone yi nee na lañ koy toppee gisuñu lenn loo xam ne ci wàllu yoon daal war na mën a taxaw ay leeral ak yu Sabalde. Omar Ñing daanaka moo ëpp chance kii di magam di Abdou Khadre Ñing tey jii lañu ko doon ate ci tribunal ñeel xale yi bu Pikine moom nag bàyyi nañ ko juge bi dafa jàpp ni rek lu ñu koy toppee dara amu ci loolu sax la ñuy wax ci droit renvoi des fins de la poursuite mooy li taxoon ba ñu yóbbu ko tribunal dara amu ci maanaam lépp ay tuuma la mu di verdict boo xam ne avocat famille Ñing bi mu ngi koy rafetlu maître Alé Ndiaye ni ab décision bu satisfaisante la ñu fàttali nii rek Omar Ñing ñu ngi ko doon toppee ngir rébellion ak fitnal agent bu police bu nekkoon en mission Abdou Khadre Ñing moom aljuma bi ñu génn lañ ko ate ñu daan ko ñetti weer yoo xam ne du ko tëdd maanaam 3 mois avec sursis ak fukki junni yoo xam ne daf koy fay cooli yëpp mu ngi amee guddi benn fan jàpp ñaari fan ci weeru mai bi ñu nekk guddi googu nag Omar ak Abdou Khadre Ñing la police fekk seeni kër jëlee leen fa ñu ngi leen tuumal rébellion ak violence ci agent yu nekk en mission boole ci violation de couvre-feu ngir Abdou Khadre Ñing Younous Sabalde ci wàllu yoon la ñuy des ak conseil des ministres bi nga xam ne démb jël na dogal ci projet de loi boo xam ne mooy soppi code pénal bi ngir ñu mën a dugal lu ñuy tuddee surveillance électronique ci lu jëm ci wàllu ndaan ak yeneen yu ni mel beneen projet de loi boo xam ne tam assignation à résidence lay mën a doon ak tam détention provisoire lépp nag ci surveillance électronique xarala yu bees yi ak beneen projet de loi boo xam ne tam conseil des ministres démb dogal jël nag ci dogal muy projet d'ordonnance boo xam ne mooy jëm ci wàllu garab yi nga xam ne moom la ñu war a mën a jëfandikoo ci Covid-19 bi ngir xeex ak moom waaye itam ba léegi démb ci conseil des ministres Anta Sarr Diacko mi fi nekkoon délégué général de la protection sociale et à la solidarité nationale fal nañ ko mujj war a jiite conseil d'orientation bu fonds de l'habitat social bi nekk ca ministère de l'urbanisme du logement et de l'hygiène publique yemu ca ndax centre régional des œuvres universitaires sociales bu Ziguinchor foofu itam ku bees la ñu fa indi Moustapha Lo Diatta di jàngalekat gëstukat nekk ci université Assane Seck bu Ziguinchor moo fa wuutu Mamadou Diombera nomination bi nag am na ayu bés ginnaaw bi nga xam ne Mamadou Badji moom la ñu nommé recteur ca université Assane Seck bu Ziguinchor mu wuutu woon fa fan yee ñu génn Kourfia Keba Diawara ñaari fan ci weeru juin ñu war a ubbiwaat classe d'examen yi ca Mbàkke nag parents d'élèves yi moom ne bu ñu jëlul matuwaay yu doy fi xaru lay doon te ñoom pare wuñu ngir yóbbu seeni ay doom ci
fukki béréb yoo xam ne buñ fa demee jëlee fa feebar bi tax na nag ba démb ñu ngi doon dajeek taskatu xibaar yi ba yëkkati ci seen i kàddu wax li nga xam ne moom la ñuy tiit waaye teewul it bëgg nañu daal ñu accompagner leen ngir li nga xam ne moom la élèves yi war a delloo war a mën a tax ba ñu dellu ca njàng ma loolu yëpp mën a jàppandi Abdoulaye Diagne. delluwaat l'école bi nga xam ne moom la nguur gi dogal ci ñaari fan ci weeru juin nekkul dara lu neex ñi nga xam ne ñoom ñooy président des parents d'élèves yi yeewoo ci département wu Mbacké Moustapha Diagne. gis nañ ne buñ sañoon ñun ouverture du am parce que bii cas yi tollee ci 15 wala moins de 15 lañ tëjoon école yi kon nag tey ñu dem ba ñaan cas yi mu ngi toll ci ay 2000 wala lu moins 2000 wala bu ëpp bëgg tijjuwaat école yi loolu moom njëkk a jaaxal. jamono yooyu le ñu ne ñoom seen xel day tey ci ni ñu mën a doxalee ba seen xale yooyu le mucc ci mbas mi le. donc rentrée bi wala 2 juillet bëgg nañ def benn comité de veille boo xam ne ni ñu ñooy saytu xool est-ce que li nga xam ne nii moo war a yemb élèves yi mën a dellu ci classe yi ndax loolu am na. lu ni mel tax ñu ne ngir seeni doom nekk ci kaaraange gu wér te wóor bañuñ ci dara. gouvernement bi bëgg a def force yi ñun ñoo ëpp gouvernement bi parce que ñun ñooy la communauté la ñoo tas ci dëkk bi te ku ñu nekk sa doom a ngi fépp la ku ci nekk sa parents yaa ngi fépp ci dëkk bi danañ def suñuy moyens nécessaires ba wax parents yi ni nañu sens nañu mobiliser ñoom ñëpp tey seeni doom ñu bañ a jàng école. noonu ñu ne naam am njàng baax na waaye njëriñ loo fekkee ba tax na duñu nangu benn yoon ñu jël seeni doom di leen sacrifier ci mbas mi lay. Abdoulaye Diagne Mbacké Zik FM. Abdoulaye Diagne ca Mbour moom teel nañoo jël ay matuwaay lépp nag ne ngir dalal xelu waajuru ndongo yi ak tam jàngalekat yi nga xam ne déggoo nañ leen fan yee ñu yëkkati seen i kàddu ne yëf yi xaru lay doon bu dee dañoo nar a dellu ci école yi ci condition yi ñu toll ak fi mbas mi toll te buñ leen aarul jëlal leen ci ay matuwaay tax na nag ba waa Mbour tàmbale nañoo désinfecté école yi tàmbale ko ca commune bu Malicounda mboole seen service brigade d'hygiène war a dugg ci téeméeri daara ak juróom-ñaar fukk ak ñett ca Mbour Pape Dieye. lu wees ñaari ay bés école tijjiwaat ba tax na brigade d'hygiène bu nekk ci Mbour tàmbali na di setal école yi waaye di ko désinfecté école yooyu nag toll nañ ci téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett ci biir département bi ngir ñëw saytu liggéey bi nag capitaine Idrissa Ndiaye mi jiite brigade régionale d'hygiène bu Thiès mu ngi dalal xel yi. ñu def li ñuy wax désinfection salle de classe yi avant élèves yi ak enseignants yi di fa ñëw kon bu ñu defee désinfection école yooyu yaakaar naa dinañ dugal bu baax suñu loxo si maanaam sécurité maanaam li classe yooyu. désinfection wu école yi nag defal na jàngalekat yi nga xamee noonu dañoo xawoon a tiit Edouard Sène moo topp ci directeur u école Ngërin ci commune Malicounda. xel bi dal na ñun dañoo xawoon a ragal nag bu ñu waxee ne dañuy ubbiwaat école yi le 2 te ñu gis maladie bi nu muy yokkoo ci biir réew mi vraiment dañoo xamoon inquiétude surtout ñu yor ay xale yu ndaw bu ñu gisee service d'hygiène nag am nañu yaakaar. désinfection école yi nag bu mënee am collectivités territoriales yi ñoom ñoo ci jàpp ci wàllu produit waaye ci wàllu jumtukaay Pape Dieye Ngëriñ Zik FM. Zik FM rajo leader ci wàllu xibaar ba léegi ak wàllu koom gouvernement bu France seen ministre yi ci conseil naka démb jël dogal projet de loi boo xam ne dafay tax ba ñu mën a jëlee CFA dem ci euro teewul it nañu doon nattee CFA bi noonu lañ koy natte léegi ci euro bi it waaye tam réserve de change yi nga xam ne réew Afrique sowu jant amoon nañ ko ci trésor public bu France dootuñ ko fa mën a yóbbati ci weeru décembre atum 2019 nag le président bu France Emmanuel Macron ak naataangoom bu Côte d'Ivoire Alassane Ouattara timoon ab déggoo boo xam ne moom moo fi bëggoon a waroon a mën a jëlee franc CFA lépp nag tënkoon ci ñu bëri daawoon wax ne CFA boobe moom la ñuy nasaraan si di noté ba léegi rawatina bi ñu ne colonisateur bi kon moom moo teg loxo ba léegi ci biir Afrique waaye buñ sukkandikoo ci borom xam-xam bi xam-xama màcc jëm ci wàllu comme di Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké Ahmadou Bamba Diagne ne dara beesu fi li yëpp dafay topp ci li nga xam ne moo amoon ca Côte d'Ivoire diggante Alassane Ouattara ak Emmanuel Macron ñu déglu ko ci leeral ak Fatou Abdou Ndiaye. li ñu nasoon le 21 décembre donc dañ koy commencer acté xam naa ni nag ci kanam tuuti dinañu commencer les techniciens dem jëli les réserves de change yi nga xamante ni amoon nañ ko Banque de France jéem a xool ci beneen banque buñ ko mën a dugal je pense que mooy suite bu logique bi nga xamante ni moo laloon changement bi amoon sur l'accord de 4 décembre 1973 nga xamante ni moo évolué ñëw nekk accord 21 décembre 2019 donc acté nañ ko fi ñu nekk ni donc mën nañoo xaar au mois de juin juillet yëf yi commencé changer ñu jéem a xool maintenant au niveau des pays de l'UMOA lan la ñu décider ak nan la ñu jàllee sur une autre sur l'éco bi nga xamante ni mooy remplacer CFA
jéem a tendre maintenant sur école bi nga xamante ni moom mooy jël tous les autres pays de l'espace CEDEAO mais je pense que lii c'est la suite logique c'est la suite logique. bu ñu ñëwee ci wàllu wér-gu-yaram ak actualité bu Covid démb Sénégal mi ngi tolloon ci 2 junni nit ak juróom-ñaari téeméer ak fukk ak ñeent ñoo xam ne amee nañu feebar bi junni ak téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn ñu fajoon leen ba ñu wér ci ñi nga xam ne nag testé nañ leen nag démb ñeent ya ne commune bu Linguère la ñu ne muy ay personnes contact mboole seen léegi Linguère juróom-benni nit ñoom ñoo ko fa amee ñetti góor ak ñetti jigéen ñoom ñëpp di liggéey hôpital Magatte Lô bu Linguère waaye kilifa yi di wër cas zéro bi nga xam ne moo leen ko wàll ba fii Alpha Sarr moo yor communication bu district sanitaire bu Linguère waxtaan ceeg suñu naataango ba ca Linguère Mass Ndiaye. bi mu ñëwee léegi xam nga démb bi ñu mujjee def suñu point de presse ñu ngi woon ci 2 cas yàlla def na tey am na 4 yu ci yokk. loolu mooy suñu situation tey ku wax nag ne ay nit yu ñu prélevé ba seen prélèvement dem ba ñu ñëwaat positif wax ay nit contact. mais teewul bañ leen prélever ñu positif yi tamit dañoo yokk investigation boobu yokk suñuy base de données par rapport à ça pour daal bañ a bàyyi kenn ci biti comme feebar bi ni muy wàllantee dafa sew contact yooyu tamit prélever nañ leen dinañ xaar seeni résultat dinañ leen suivre ci diggante bi. ca Ndar moom malade bi ko fa mujjee ab moom génn na hôpital bu yàgg tax na nag ba ci Ndar ci jamono ji benn cas positif amu fa nan la yëf yi demee nag ak na fa feebar bi taxawee Babacar Niang ca Saint-Louis. fii ci Ndar nag ne mettuñ fii benn cas positif jëm ci feebar bi ñuy wax Covid-19 doomu aadama bi nga xam ne nag moo ko yoroon te ñu interné woon ko ci hôpital régional boobu ak léegi am na fukki fan ak juróom moom sax wér na démb ci talaata ji nag ba daal di ñibbi ca këram moom nag doomu ab mareyeur la boo xam ne nag dafa amoon feebar bi kooku sax wàlloon ko nag ñu ci bëri ay doomu aadama ci quartier boobu di Hydrobase mu nekkoon ab situation boo xam ne sax indi woon na njàqare ak tiitaange ci askan wi nga xam ne ñoo yeewoo foofu ci Langue de Barbarie laata nag ñii di autorité administrative yi jël décision tëj li nga xam ne mooy quai de pêche boobu ñu jàpp ni nag booboog léegi feebar bi door fii ci Ndar nag 4 doomu aadama rek ñoo ko amoon bokk na ci nag benn doomu aadama boo xam ni ca Tugal la bokk benn mareyeur ak doomam waaye tamit benn mauritanien boo xam ni fële la ko amoon ca Richard Toll bokk na ci benn émigré soxnaam ak doomam tey nag askan wi nga xam ne ñooy yeewoo fii ci dëkk bi ñu ngi sant yàlla di laal bant donte sax ñuy wax ni nag feebar bi dañagul ci biir réew mi donte sax feebar bi génnagul ci biir département bi rawatina yenn ñàkk fagaro yi nga xam ne dañ ko nemmeeku ci ñenn ci ay doomu aadama yi jëm nag ci li ñu tudde mesure barrières yi ci place yi nga xam ni ay doomu aadama dañ fay dajee ba tax na jamono yi nag autorités sanitaires yi ñu ngi soññ askan wi ñu daal di moytu bu baax terewul nag ay daan ñu ngi koy amal jëmal ko ci doomu aadama yi nga xam ne ba léegi nag ñu ngi continuer di ñàkkal ful solub masque bi fii ci Ndar Babacar Niang pour Zik FM. Babacar Niang ba fii fanweeri bakkan ñoom ñoo ci rot 20 ak juróom yëpp ay mag lañu tax na nag ba gériatre bi nga xam ne dafa xam-xamam dafa màcc jëm ci faj mag di Mamadou Koumé moom nag ne nañu gën a taxawu ñi nga xam ne ñooy mag ñi rawatina ci biir kër yi di leen fa mën a faj tam ndax ne ñoom ñu ci bëri yëf yi da leen a yàpp rawatina ñi nga xam ne dañuy amee beneen feebar bu dul coronavirus. Alassane Balde. gannaaw téeméer boo jël ci ñi nga xam ne faatu nañu ci jàngoro bi di mbas mi Covid-19 juróom-ñett fukk yi ñu ngi bokk ci mag ñi tax seen wàllu prise en charge tàmbale ëlëb xelu ñenn waral professeur Koumé xam-xamam màcc ci faju mag ñi daal di yëkk ay kàddu ngir jooyanti seen i jafe-jafeñ. bu ngeen xoolee ci fanweeri décès yi ñu am parce que ñëpp ay ñu ci bëri ay mag lañ parce que mag déjà ay kaaraangeem dafay néew doole donc feebar bi da koy ëpp doole ci kaw kaaraangeem dafay wàññeeku ci kaw dënn mi dafay am néew doole ci kaw roño yi dafay faible mais am na yeneen jàngoro yoo xam ne aussi dafa nekk ci mag yoo xam ne gane siwul mag mais dafa dëkk si les maladies chroniques. jàngalekat bi nekk ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar jàpp ni dafa jot ñu daal di lëkkatle fajkat yi ak mag ñi mi nga xamee ni noppi nañoo daw bërëbu fajukaay yi. par un système de soins à domicile maanaam fekk mag ñi seen kër di leen jàppale leen faj ni ñuy fekkee mag ñi seen kër nag di leen jàppale loolu yomb na parce que am na système de santé boo xam ne dëgër na organisé na am na poste de santé. ci tàngee bi ñu am ci coronavirus dooleeku si jafe-jafe yi ci wàllu transport tax ba lu ëpp ci mag ñi daal di sore bërëbu fajukaay yi naam sax lu ne mën na ci daal di tàbbi. xibaaru bitim réew.
bitim réew ñu tàmbale kook Guinée ak Mamadi Trois Kaba mi nga xam ne moom la ñu fal mu nekk ci commission bi saytu wàllu élection waaye falin googee day coow la indi ndax opposition ba ñoom ànduñu ci ndax ne ñu dafa jege lool kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci réew ma Mamadi Trois Kaba ñu nommé ko commissaire ci Sénat ba nga xam ne CENI ba nga xam ne maître Salif Kébé moom moo ko jiite woon te mu wuy ji borom fan yee ñu génn fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru avril ndax feebaru Covid bu ko yóbbu ca Burundi moom xayma gi xamaguñ ko waaye ñu ngi fàttaliku ne démb demoon nañu élection ñetti élection la premier tour élection présidentielle ay élection législative ngir fal ay député waaye tam ay élection communale ngir fal ay njiit yu gox-goxaan ya waaye nag démb coow la xawoon na bëri donte nag yëf yi mujjee na am lépp mujjee kon ci jàmm ca beneen moom parti bu Patrice Talon moo ëppale ay siège ci élection communale ya nga xam ne moom lañ doon def ndax bu ñu sukkandikoo ci xibaar wala bokk résultat yi nga xam ne commission électorale ba xëyee na ko naka tey ji ci fajar gi ca Bénin ñu nemmeeku ne union progressiste ak bloc républicain ñaari parti yu njiitu réew ma Patrice Talon ñoom ñoo amee téeméer bu ne juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar ci ay baat ñu leen wooteel mboole seen muy junni ak juróom-ñetti téeméer ak fukk ak juróomi siège yoo xam ne moom la ñu tegoon ñoom ñu am junni ak juróomi téeméer ak juróom fukk ak juróom muy taux de participation boo xam ne tam buñ ko nemmeekoo ca biir réew ma daanaka jege na téeméer bu ne juróom fukki nit yu dem woote ji bu ngeen taaxaloo ñëwee dégg yéen ci la des ci xibaar yi. wàllu tàggat yaram ak Pape Mante Mboup ndax mu yóbbaale ma sax tey Pape Mante ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax a baax. yaa ngi ànd ak activité de. ah waaw sant yàlla. Kalidou Koulibaly mbaa du dafa seer trop pour Paris Saint-Germain. ah waaw bu ñu sukkandikoo nag ci le Parisien ñun daal jàpp nañu nag équipe bii di Paris Saint-Germain dañoo jàpp ne nag kii di doomu sénégalais bii di Kalidou Koulibaly prix bi nag dafa cher loolu ci ñoom te tolloon nag prix bi toll ci 50 ba 70 millions d'euros ba tax na nag ñoom boo moyul nag dinañu renoncer jëm ci défenseur napolitain bi di Kalidou Koulibaly waaye ba tey nag ñu jàpp ne Kalidou Koulibaly bokk nag ci défenseur yu gën a xarañ ci àdduna bi am na yeneen piste nag yoo xam ne mën na faa dem sa boobu muy nag dina dem foofu ca Manchester United nekk foofu ca Angleterre ba tey nag ñi di waa Manchester ñu ngi insister ngir signaler doomu sénégalais bi di football foofu ca Naples di Kalidou Koulibaly. ca France ba léegi ak ligue de football professionnel ba nga xam ne jàpp na ne saison bii di ñëw ligue 2 ba moom ñaar fukki équipe ak ñaar lay doon. waaw waxtu yi nag ñoom seen mbébét rek du lenn lu dul nag ñu yokk lu jëm ci ligue 2 bi équipe bi football nekk nag ci ñaar fukk ak ñaar ni ki démb sax seen assemblée générale bu ñu amal ligue football professionnel bi ñoom tamit voté nañ boobule loi ñu jàpp na tamit fu mu toll nii ñu si des rek ngir nag ñu valider ko mooy nag ñii di waa comité exécutif bu fédération française bu football naam sax ne ba fii nag kii di président fédération bu football bu France di Noël Le Graët moom daal dafa jàpp ne li ni mel nag dafa ëpp waaye nag ci ay fan yu néew dinañ xam ndax dañuy nag valider lu jëm ci 22 équipes yu ñu soxla foofu ci Ligue 2 bu France ci saison bi ñu jëm jàpp 2020-2021. Serie A bu Italie nag championnat ba ak nu mu mënti demee dina war a mën a jeex gën kaa sore ñaari fukki fan ci weeru août. waaw boobu la décision nag la ñii di waa fédération italienne bu football jël ngir nag jeexal leen seen championnat ni ki 20 août foofu ci Italie. boobu léegi nag ajandi nañ seen championnat li ko waral du leen nag lu dul mbas mi di Covid 19 boobu leen nag njeexitalu championnat day tamit bokk ci série B bi ak série C bi ñu jàpp ne sax ci ay fan yu néew ni ki ñaar fukki fan ak juróom-ñett gouvernement bu Italie ni ki noonu ay responsable fédération bi ak membre Serie A bi dinañ amal ab waxtaan ngir xool nag nan la ñuy tàmbaliwaat lu jëm ci wàllum championnat bu Italie naam sax na ba fii lu jëm ci wàllum entraînement individuel yi ak collectif yi tàmbaliwaat nañ ko foofu ci Italie kon ñu am yaakaar ne ñoom tamit dinañ nag dooraat seeni ay championnat comme nu ko Allemagne defee Simon Pierre Faye fii lañu fas yéene ndax képp lu jëm ci wàllum xibaaru tàggat yaram. Pape Mante Mboup ñu lay gërëm di la sant xibaar itam fii la buuree di gërëm Daouda Djiba mi nekk ci wàllu